salaamaaleykum mbokku téléspectateur Pexxe TV ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay comme ni ma leen ko waxoon saa su ne bés bu nekk rek man ak ki nga xamante ne mooy Yadouane Faye dañoo tàmbale di def ay vidéo yi nga xamante ni di wax ci actualité bii nag ñuy wax ci li nga xamante ni mooy maanaam li jëm ci wàllum nawetaan ñu gis ne ni jamono jii nii dafa am ay violence ba nga xamante ni ay nit yu bari ñàkk nañ ci seen bakkan ñu war ko teg fii nii ci plateau bi nga xamante ni moom mooy Pexxe TV man ak Yadouane Faye ñu war ci def ay analyse def ci ay jàngat baaxee ko ñi nga xamante ni mooy maanaam mbokk internet yi nekk ci àdduna bi yëpp. war nañ war a wax tamit ci li nga xamante ni mooy maanaam affaire Guy Marius Sagna bi loolu bu ci kanamee di ngeen ci xam dara donc balaa ñuy tàmbali Yadouane Faye lan ngay nuyoowee mbokk internet Pexxe TV bu ko defee ñu tàmbali waxtaan bi. salaamaaleykum Giri comme nu nga ko waxee rek tey ñu fasciné incha allah rabi waxtaan ci violence yu ñuy faral di gis ci nawetaan yi donc jéem a essayer joxe une explication sunu analyse lan mooy waral loolu waaye aussi beneen mbir wax effectivement ci affectation Guy Marius Sagna mu nekk un activiste boo xam ne nii vraiment nekk na ku nu naw ci dëkk bi parce que quand même mu ngi jouer benn rôle bu am solo. Les gens am na ñu bëri ñu ni suivre yoo xam ne ñoo ngi à l'étranger donc xanaa ma cité ci ñaar ba ñett donc Amantal depuis Japon Omar Diop Italie donc Moussa Bar en France donc ñeneen ñi ñëpp bon bu ma tuddee ñett ñooñu rek dafa mën ne tudd naa ñëpp quoi. voilà di nuyu surtout commune Golf Sud moom foofu ma leen beral loxo quoi. yow waa commune Golf Sud moom mooy loolu yàlla mais mooy loolu man ak yow ñoo ko bokk ak Guédiawaye ak Sénégal yëpp ñoo ko bokk. voilà donc tey Yadouane ñu war a waxtaanee li nga xamante mooy maanaam nawetaan ñu dégg na ci jamono ji nii ay violence ba ay nit ñàkk seen bakkan ma yaakaar ni nawetaan bañ koy yëkkati di ko teg dafa am li taxoon ñu yëkkati ko teg ko muy maanaam activité de vacances la woon. xam nga loo xamante ne activité de vacances maanaam nekkoon ay nit yi nga xamante ni dañ daan liggéey wala di jàng ba période vacances jot ñu ne leen léegi nañ organiser nawetaan pour ñu bañ a def dara rek bu ñu organiser nawetaan dina am côté sport culture et cetera dina am pàcc yu bëri mais boo xool jamono jii nii dañ ko teg ci li nga xamante ni mooy maanaam affaire football kese boo xool football bi moo dominé yëpp et pourtant nekkul woon loolu noonu kese donc li may njëkk a teg ci table pour ñu waxtaane ko mooy que ni nawetaan sport. est-ce que war na mën a am violence ñu tàmbali ci loolu noonu ma xool yow lan nga ci jot a defagum comme analyse quoi. ok merci Gris donc mu nekk question boo xam ne xaw na complexe waaye bu ñu waxee sport de manière générale donc je pense que waruñu wax foofu violence. bien vrai que tamit dina xaw a paradoxal parce que am na yenn sport de haut niveau yoo xam ne nii effectivement dóorante la te bu ñu waxee dóorante moom aussi waxaat violence. donc mu nekk dëgg la waaw mais donc bu ñu jëlee sunu cas bi mu nekk benn cas bu particulier mu nekk nawetaan mu waroon nekk effectivement benn mouvement de formation parce que kuy wax nawetaan quand même yemul ci football kese donc am na ay théâtre am na yeneen activités yoo xam ne ni effectivement moom moo koy accompagner lan moo ko taxawoon jug c'est parce que tout simplement durant les vacances souvent jeunes yu bëri daan ñu woon am benn activité donc doon ko doon organiser au fait mu nekk benn source d'épanouissement su ma ko mënee wax noonu pour les jeunes parce que tamit doomu aadama da nga war a de temps en temps quand même di féexal sa xol donc à travers effectivement le sport mu nekkoon benn affaire bu am solo mu nekk benn concept bu am solo léegi nag malheureusement je me dis que aujourd'hui année yii ñu génn donc dafa mel ni dafa am benn changement boo xam ne moom la ñu jot a gis ci nawetaan pour man lu ko waral bokk na tey nawetaan léegi nekkatul affaire koñ parce que à l'époque donc ñoo xam ne dañoo bokk ci équipe bi ñu xamante la woon ñoo xam ne ñoom ñoo doon fréquenter donc te ñooñu yàgg nañ di ànd di def lépp ba nga xamante ne effectivement lu ñaaw en tout cas mënul génn foofu. beneen affaire bi aussi boo xoolee aspect xaalis daf ci dugg te tey sax am nañu yenn gox yoo xam ne tey boo fa bëggoon tànn président da ngay am problème parce que jàpp nañu président bi kese moom moo war a financer ci ASC yi ba tax na ñu bëri léegi dañuy daw malheureusement fonction boobu. beneen affaire boo xam ne seetlu naa ci mooy affaire xon yi parce que je pense que aujourd'hui quand même. su nekkee dañoo privilégié xon yi souvent day indi problème souvent day indi xeex à travers les stades et je pense que su nekkoon xon yi nekkoon na benn affaire boo xam ne c'est rationnel waxuma la coupe du monde wala coupe d'Afrique donc bu boobaa Afrique moom coupe du monde wala coupe d'Afrique du fi génn. donc yooyu aussi mu war a nekk loo xam ne dañ ko war a dépasser. beneen bu ma ci gisaat mooy ñu ŋànk organisation bi ñu ŋànk mouvement bi souvent ce sont les mêmes têtes. donc am na ñu ñuy wax délégué donc yow ngaa fay nekk ba heure bu la neex nga jóge fa donc y a pas de démocratie quoi donc pour man mouvement nawetaan yooyu dañ ko war a di renouveler
maanaam équipe bu ko ŋànk voilà di def mise à jour c'est-à-dire du nekkee dafa am ñoo xam ne toog nañ fa pendant 2 ans voire 4 ans je pense que dana fa war a jógee ñeneen ñëw quoi parce que am na ñoo xam ne malheureusement dafay am lu ñuy wax conflit de génération tey boo xoolee ndaw yi ak ñu fa nekkoon depuis belle lurette ñoo fa nekk ba léegi je pense que changement daal bu ñuy wax changement c'est à tous les niveaux et bu ko defee parce que souvent dafay nekk ñoo xam ne nii mënuñu déggoo parce que bokkuñu ay vécu donc mais malheureusement aujourd'hui ak ce qui se passe à Rufisque bu nekk loo xam ne lii lu ñuy ñaawlu la. yaa ngi doon wax sànq mooy affaire kii bi affaire jënd joueurs yeeg yooyu noonu quoi. wala donc xaalis bi aspect xaalis bi léegi daf si bëri quoi et su nekkee nag nit ki da nga ko fay xaalis pour mu ñëw fubalal la tu attends à ce que mu defal le résultat mais si le résultat ne suit pas. mais évidemment leneen mun na fa juddu mun na créer beneen violence da ngay gis koo xam ne effectivement dañ koy jël ci équipe bi yow muy dëkk foofu xamoo ko mais kooku yow amoo benn kersa pour wax ko lu la neex parce que xamoo ko mais su nekkee koo xam ne yaa leen di yeewandoo vraiment ngeen vous habitez ensemble mu nekk affaire de koñ tu n'oseras pas yëkkati yenn mooy di ko ci teg di nga am benn quartier di nga am benn retenue au fait envers de lui mais su nekkee c'est une personne étrangère là vraiment da ngay am benn liberté boo xam ne nii jàpp nga ni donc comme que kii dañoo def ci moom xaalis dëkku ci koñ bi donc comme que defal ñu nu résultat man je vais utiliser la violence verbale wala physique effectivement pour exprimer malheureusement sama désaccord wala sama mal donc mu nekk loo xam ne nii effectivement je pense que dunoo war a redéfinir lan mooy nawetaan tey xoolal day dépasser 3 mois day dem ba ci année scolaire bi nekkatul activité de vacances donc boo xoolee leneen la waaw donc mu nekk loo xam ne nii je pense que waruñu ko nag à mon avis arrêter définitivement mais seulement il est important quand même ñu wut ay réglementation yu dëgër c'est-à-dire ay lois yu dëgër képp koo xam ne da ngaa wàcc yoon vraiment ñu teg la ci yoon parce que tant que ñi di tamit ñoo ngi ci ay masla rek je pense que aujourd'hui nekk loolu mooy régler problème violence bi et autre chose que je peux souligner mooy boo xoolee les jeunes la plupart des jeunes amuñu liggéey jeunes yi liggéeyuñu ça veut dire que ces jeunes là ont beaucoup de temps et je pense que koo xam ne dafay xëy di gont kooku amul jotu dem stade di xeex waaye su nekkee amul benn activité bu muy def à part parier loolu wax dëgg fa yàlla lii vraiment lii du gëj ci nawetaan yi donc il va falloir effectivement ñu redéfinir lan mooy nawetaan bu ko defee aussi ñu delloo ko fu mu nekkoon barki démb mais su nekkee dafa nar a continuer nii vaut mieux qu'on élimine ça une bonne fois pour toutes jàpp naa ne nag nawetaan effectivement waruñu ko éliminer parce que nekk na en tout cas c'est un mouvement de formation man jàpp naa ne mouvement de formation la boo xam ne nii bu muy jógee vraiment am na en plus de cela aujourd'hui nous allons am nañu ay joueurs yu mag ay joueurs yoo xam ne effectivement ñoo ngi sur le plan international ñoo ngi briller te pourtant ci nawetaan la ñu jaar donc kon jàpp naa ne nawetaan am na benn partie bu baax bien vrai que am na benn partie boo xam ne nag war nañ ko xoolaat quoi. jaajëf Yadou Wane fi nga defee sa jàngat am na solo lool te tamit bon man dama ci ànd ak yow bii pa damay ànd ak yow parce que vidéo bi passé dama doon wax mais daaw moon ànd ak yow mais tey moom dama ci ànd ak yow quoi donc man Yadou Wane fi may xëccee mooy que ni nawetaan boo xool li am ci nawetaan bi jamono ji ba ay nit di ci ñàkk seen bakkan man damay naan li ko waral dëgg man sama jàngat mooy que ni bokk na ci maanaam dafa am lu ñuy wax ci football wala ci sport fair play xam nga bu fekkee dañoo ne fair play rek mooy maanaam jeexal na wax mooy maanaam nit ki bu fekkee def nañ la loo xamante ni maanaam tegul ci yoon wala anti-jeu yow war nga mën a utiliser mot boobu noonu wala war nga utiliser slogan boobu noonu fair play bi nga dund ko mu nekk loo xamante ni lu dëggu la ci yow bu fekkee sportif nga am ci ay ambition parce que nit boo amee ambition bëgg réussir ci dara man yaakaar naa ne lépp loo ci daj war nga ko mën a muñ pour atteindre sa objectif mais daf ci am ay ñoo xamante ni dañ ci dugg maanaam dugg nañ ci nii rek c'est parce que bon mën naa ci am dara comme li nga wax léegi affaire commerce la léegi affaire commerce la xaalis moo ci nekk xaalis moo ciy dugg affaire yooyu noonu quoi beneen jàngat bi mu ci am mooy que ni buñ nee nawetaan affaire koñ la affaire gox la kon buñ nee affaire gox man dama jàpp ne nawetaan balaa muy tàmbale ñi nga xamante ñoo dëkk ci gox bi moo xam chef de quartier la moo xam président ASC la moo xam ku mu munti doon section féminine et cetera ku mu munti doon ñu woo leen ci benn ndaje ñu toog waxtaan bu ñu waxtaan nawetaan dina waaj a ñëw wala nawetaan mu ngi waaj a ñëw donc dañ koy waajal à notre manière ba nga xamante ne dinañ animer quartier bi ci secteur yëpp ci catégorie yëpp ba nga xamante ne quartier bi dina dundaat ñi nga xamante ñu ngi doon dund di jàngi wala di liggéey c'est le moment ñu toog
organiser waat defarwaat pour à ce que lii nii mu nekk loo xamante ni dina mën a wàññi seen pression morale wala leneen ak leneen donc ñooñu bu ñu wootee ndaje bon nañ fexe identifier seen nit xam seen i nit donc ñooñu noonu bu fekkee ñooñu noonu organiser wu nañ ñu xàmmee seen i nit bu ko defee bu fekkee dañuy def football ji ki gérer comité supporters yi xàmmee ay nitam solo leen ay couleur boo xamante ni couleuru ASC bi lay doon fu ñu mënta dem ñu xam ne ñii ñooy ASC diw donc bu dara xewee dinañ xam ne kat dinañ mën a identifier ñu xam ne kii nii kat moom moo def lii parce que couleur bii ak bii la sol waaye bu fekkee nag defuñu loolu noonu dina am leneen bon dina am ñoo xam dinañ ne loolu dina jafe parce que man su ma neexee ma nekk defkatu ñaawteef ma dem sol couleur boobu noonu mais bu fekkee xàmmee ngeen seen nit ngeen dem toog benn coin yéen kese ngeen nekk fa lay yàqu maanaam du jógee si koñ si ruq boobu noonu même bu fekkee nekk na feneen sol seen couleur ASC danañ xam ne yéen bokkul si yéen parce que génnoo leen foofu noonu. mais très bien dinañ mën a maanaam gérer mbir yi mais bu fekkee yow da nga bon dañoo dispersé wu def lu ñu neex nekk si lu ñu neex à un moment donné nawetaan pour organiser ko du nekk lu yomb donc ñooñu noonu bu ñu organiser woo si quartier bi tegu si yoon teg ko si yoon ku ci nekk ñu ne la rôle bii ngay joué matal ko ba mat sëkk man yaakaar naan kon violence du mës a am beneen bi mooy que ni sànq dama ne fair play li gën a tax maanaam violence di am bokk na si footballeur bi nga xamante ni day nekk si biir terrain bi parce que Yadouane bu fekkee yow da ngay football nga nekk si biir terrain bi ñun la sport c'est un jeu de fair play maanaam comme li nga wax sànq dina xaw contradictoire mais tamit loolu mooy slogan bi parce que dañoo ne il faut nga fair play bu ñu demee ba ñiy dóorante ñu ne da ngeen war a fair play waxuma laa ñi nga xamante dóorante wu leen dañ leen tegal benn bal ne ay ca xool leen naka ngeen def ba ku gagné nekk am 3 points keneen ki am 0 point kon kiy dóorante saga moo mën a fair play nga xam dañ lay dóor ba sa yaram dagg sa bët yi dagg sa lépp nàcc deret. koo xam ne bal bi moo leen boole. waaw waxuma la koo xam ne bal bi moo leen boole mais kooku noonu bu fekkee mën na fair play maanaam ñëwaat xam ne kii kañ gagné na ma tey nàcc na génnee na sama deret bon néewil na sama kanam néewil na sama yaram mais nag bon gagné na ma avec fair play dinaa ko wax félicitation moom mën a ma du courage sagam ñoo mën a def fair play waxuma laa ñi nga xam ne football la rentrée lañ lay def. mën nga damm mën nga bañ a damm wala ñu coup d'épaule la wala ñu xëcc sa yére xotti ko wala ñu dóor la volontairement koo xam ne gis na ne xam ne peut-être def nga ko loo xam ne waroo ko def mu dóor la xam nga ñu sanctionné ko mu génn comprendre ba bu fekkee yooyu noonu nekk na si biir terrain bi yow mii nga xam ne yaay footballeur bi bon def nga am nga esprit fair play boobu noonu esprit sportif boobu noonu ma yaakaar naa ne fit na du jug ndax am na koo xamante dafa nekk si biir terrain bi ñu woo ko arbitre xam nga fii Sénégal la ñuy faral di wax bon l'arbitre est le maître du terrain mais ñun duñ ko jëfee duñ ko dund bu fekkee dama def si anti-jeu mais naa comprendre xam ne peut-être yow li la tax a jug mooy da nga ma bëgg a démoraliser da nga ma bëgg a déstabiliser pour génne ma si match bi mais nga résister loolu noonu boo ko résister passé ko man yaakaar naa ne kooku bu ko defee benn yoon ñaari yoon arbitre bu ko avertir benn yoon ñaari yoon dina ko génnee si terrain bi bu ko génnee si terrain bi kooku dem toog yow gagné nga ko mais bu fekkee da nga ne su ma dóoree damay fayu su ma saagaa ma fayu surtout nag buñ la mënee su boobaa nag man damay naan sportif yi ñoom mën nañ bokk si ñi nga xam te ñuy gën a yëkkati fitna maanaam si nawetaan yi beneen bi mooy supporters yi au lieu ñu fair play. foofu juste ma ajouté la je pense que foofu la njëriñu formation nekk quoi c'est-à-dire dafa war a am ay directeurs techniques yoo xam ne je peux même les appeler des psychologues ñoo xam ne vraiment ñoom ñooy def si joueurs yi loo xam ne nii ak lu mu mënta am si terrain bi dinañ ko mën a gérer parce que ñoom effectivement buñ ko gérer rek. supporters yi effectivement dinañ mën a gérer tension bi. jaajëf Yadouane loolu lu am solo loolu noonu lañ fa indiwaat noonu mais xam naa ne gars yi dinañ ñu seetaan mais dinañ ne ñii fi ñuy waxee loolu mënul am si nawetaan loolu mooy li ma lay wax sànq rek mooy ñun dañoo gëmul suñu bopp gëmuñu ñun si boppam war nañ mën a développer xam nga nit boo gëmee sa bopp gëm ne si li ma nekk di war naa si mën a évoluer ñi nga jiite ñoom ñoo ko war a mën a njëkk a def si nit ñi buñ ko deful si ñi yow mii nga xam ne yow yaa ngi koy dund nga dundal ko sa bopp def ko sa bopp parce que yaakaar naa ñun ñëpp nekk nañ ay xale nekk nañ si kër même boo juddoo fekk sa mag mel nen nii noo xamante ni sa yaay naw ko wala waa kër gi nawuñu ko yow doone damay jaar si tànkam da ngay gëm sa bopp ne xaaral man ma dund jaar fee parce que yoon bi moo baax yoon bi si la samay waajur di teg kon xaaral ma nekk si kon yaakaar naa ñun nawetaan buñ ko bëggee neexal man yaakaar naa si ñun la war a njëkk a commencé balaa ñuy dem si dirigeant yi sànq da nga wax ay waxu dirigeant dafa am solo ñi ngànk nawetaan dafa jot mais ñun Sénégal doo xool si pàcc yëpp la su ma xasee ba waa kay suñu xasee ba nekk fenn dañaa fii moom duñ fi jóge nañ fi toog ba heure bu ñu neex wala ba bu ñu màggatee dem feneen parce que xam la moo tax affaire mystique la da ngay dem si benn sëriñ wala nga dem si benn affaire fii de man dama fi bëgg a samp ba heure bu ma neex wala dama fi bëgg nekk ba heure bu ma neex kon loolu noonu sa waay loolu noonu kañ maanaam kañ lay changement di am si club yi wala kañ lay changement di am si yenn organisation yi wala si yenn kuréel yi changement du fu ma sam nga jàpp ne bu dul man dara du baax voilà loolu mooy égoïste loolu mooy nit bi nga xamante ni nit bu gëmul boppam su dul man rek dara du baax wala nit bu gëmul ba réewam su ne dul man keneen mun na ko doxal man yaakaar naa loolu mooy esprit de partage loolu mooy esprit de fair play beneen bi mooy que ni fi may daanele mooy da ngay gis nawetaan
ñi koy gën a yàq mooy ñi nga xamante dañuy ñëw ci kaw di toog si tribune bi de parier parce que da ngay gis benn groupe 30 personnes wala 40 personnes dugal seen xaalis teg li nga xamante ni boo gañee nawetaan sax boo gañee maanaam ASC bu gañee nawetaan du gañe maanaam bu gañee final bi du am koppar boobu noonu mais ñooñu bu fekkee dañoo pare gis na ni seen ASC ñu ngi koy waaj a gañe wala ñu ngi koy waaj a malmené mais lan la ñuy def dañ naan xaaruñu xëpp si kaani jaxase carte gi mais ñooñu noonu ñooñu nekk ñi nga xamante ni ñoom si ñuy bokk si ñuy yàq nawetaan la parce que nawetaan nekkul ay affaire de maanaam gangsa affaire de maanaam sama xel bi dama liggéeyoon ba mu fees ma war a ñëw divertiru génn si waaw nekk si beneen domaine génn concentré wu si 3 mois si affaire bii nii su ma si génnee man nekkaat concentré wu si leneen ak leneen maanaam affaire de organisation si gox-goxaati moo taxaw ñu maanaam créé nawetaan mais bu fekkee da nga ñëw pour parier yaakaar na parier boobu mun nga si tedd wala mun nga si am leneen ak leneen mais yaakaar naa loolu noonu day yokk violence rek te ñooñu noonu bon il est temps que ASC bi identifier ñooñu noonu écarter leen si ASC bi sinon bu fekkee identifier wuñ leen écarter leen si ASC bi chaque jour match bu amee man maa la ko wax violence day am. jàpp naa ne effectivement solution boo xam ne nii dana bu nu war a def ñu dem si mooy man je suis pour ñu suspendre nawetaan pendant 2 ans. 2 ans yoo xam ne nag day nekk 2 ans yoo xam ne waxtaan la ak formation maanaam ñu ŋànk football yi de manière générale ñoom ñooy def ay formation wàcc ci terrain bi maanaam def lu ñuy wax proximité quoi ASC par ASC waxtaan ak ñoom waxtaan jéem a wut yeneen texte yu baax yoo xam ne nii effectivement képp koo xam ne wàcc nga yoon vraiment ñu teg la si yoon sans autant que muy am ay demi-mesures quoi. Je pense que loolu la ñu war a dem aujourd'hui le plus rapidement possible. jaajëf Yadouane d'accord naa si xalaat boobu noonu parce que bu fekkee aj nañ ko 2 ans wala voire même 3 ans ba 4 ans ba 5 ans sax bu fekkee aj nañ ko loolu noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon dund wala di profité si nawetaan pour am ci xaalis parce que am ñoo xam ne ñu ngi si ASC bi dañuy profité de si ASC bi la ñuy dund de si ASC bi la ñuy am si ASC bi la ñuy lijjanti seen i mbir da ngay gis ma dem fee laaj benn soutien wala laaj benn ñu jox ma ko ma dóor sama poste kenn du yëg am ñoo xam ne ASC bi la ñuy dundee mais dund luñu ASC bi donc li nga wax noonu man d'accord naa si comme solution waaw ñu suspendre nawetaan waxtaanaat ak gars yi ba nga xamante ne gars yi organisé wuñu ñu demaat ci li nga xamante ne mooy maanaam nawetaan loolu d'accord naa si